mbokk Touba mbokk Sénégal maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziar bu am fu mu tàmbalee te amul fu mu yem di ko teg ci loxo yu tedd yu sunu sëriñ Sidi Mbacké Cheikh Abdoul Ahad ngir nga jottalil ma nuyoo yooyu ak ziyaara boobu ak cant googu nga jottalil ma ko sunu xalif général di sunu sëriñ di sunu wayjur Cheikh Mountakha Bachir Mbacké xalif général des Mourides. sëriñ Sidi sëriñ bi moo ñu boole léegi ci bi ñuy génn autoroute bi mu ne ma sëriñ Sidi laa la booleel ñu yegg si ma ne la sëriñ bi na la oto bi yóbbu ma ñëw fekk si la nga ne ma déedéet dañuy ànd dox te xawoon na xëcc loolu li muy wane mooy sa taxawaay ak sa yéene boo xam ne yaa ngi ko jëlee ci ndigalu xalif général Sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. maa ngi nuyu njabootu Sëriñ Touba Xaadimu Rasuul bi fi teew yëpp ci ndigalu ak woote xalif général di nuyu di gërëm njabootu maam Cheikh Ibra Fall ñoom it xalif bi woote na njaboot gi yépp ñëw nañu toog di nuyu mbokk taalibe yi di nuyu mbokk Sénégal di nuyu sa rak ju baax ji wax léegi ci sa tur ak ci turu xalif général muy Serigne Bassirou Mbacké di ko sant bu baax moom sëñ Bassirou bu sëñ Abdou Khadr Mbacké di nuyu njaboot gi yépp di sant nag bu baax suñu borom di sant it Serigne Touba di wax jërëjëf Serigne Touba waaye di waxaat jërëjëfati Serigne Touba ndax du lu yomb lu ñu dajale fii tey du lu yomb ndax projet la boo xam ni yéene moo ko lal te yéene ji mu ngi sukkandeku ci xam dayoo ak tolluwaayu Touba ci biir Sénégal xam itam àq bi nga xam ni war na am ci suñu diggante ak Touba sëñ Touba sànc ko wax nga ko fi léegi def ay digle santaane lu bare te ñu xam ne lépp dina ñëw kon nag li tax may sant mooy bi ma suñu borom xiiree ci tracé projet bu toll nii mu jàppale ma ci kattanam ak si ñaanu xalif bi may santaat di gërëm te ñu ñaan suñu borom yokk leer sëñ Sidi Mokhtar Mbacké ndax bañ koy taxawal moom moo ñëwoon ànd ak sëñ Mountakha bii tey def ñaan yi bàyyi sëñ Mountakha mu yeggali waxtaan wi kon seeni ñaan yooyu bokk na ci li ñu kattanal ndax projet 416 milliards du lu yomb waaye bind projet bi wut alal ju toll noonu am ko tàmbali liggéey bi mottali ko réceptionné ko loolu ndimbalu yàlla moo ci dugg ak ngërëmal sëñ Touba kon nag loolu tax ma sant bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla projet bu am solo la te it danaa si ñëwaat léegi sama discours ci nasaraan ndax dafa am nu ñu ko tracé
dafa am it lu bare lu ñu tàmbali ci Touba ak lu ko ëppati te luy ñëw te du yàgg bu ci yàlla àndee loolu it danaa si ñëwaat léegi ci discours bi pour nga xam ni Ila Touba bi bu yegsee tam am na ay yoon yu ko war a gàttandu feelu ko wër ndomb Touba yi continuer dem Daara yi jaar Mbàkke dugg Touba yi ci desit wër Touba boole yoon yi nga xam ni fas yéene nañ ko def ci biir Touba ak li ko wër ngir dëkk bi mën a nekk dëkk bu moderne mën a méngoo tey ak dayoom nekk it véritablement ñaareelu dëkk ci biir Sénégal ci wàllu ay doomu aadama ak ci wàllu koom-koom fas yéene woon nañu lancé it tey première pierre bu parc industriel bu Touba kooku ñu ngi ci waxtaan naa si xalif bi waxtaan nañ si ak promoteurs yi muy homme d'affaires ak femme d'affaires yu Touba incha allah dinañu xool ban bés dañuy teg liggéey boobu ngir mu jëm kanam kon maa ngi jàll ci version française bi dañ ci dëxëñ ay xarala yu bees yuy tax yoon wi yépp am na ay caméra télévision yu koy filmer ba tax lu xew ci yoon bi daañu xam fan la su jafe-jafe amee daañu ko mun repérer liggéey ko liggéey bu am solo Ila Touba am na aussi ay poste yoo xam ni ak bërëbu nappalukaay muy ñaar ci wetu Bambey am na ay yoon yoo xam ni lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk dañ ko ubbi ngir jur gi wala doomu aadama yi mën di ci jaar bañ di traverser autoroute maa ngi ñaan sëriñ bi mu joxe ndigal si ñu moytu di dagg grillage yi ñu ngi doon xalaat sax ndax duñ ci def courant du nekk nag courant buy reye wala buy gaañe waaye dana tax boo ko laalee di nga teggi sa loxo pour ñu bañ di dagg grillage bi ndax bu ñu daggee grillage bi jur gi dana jaar jur gi dana si jaar te bu si jaaree dana yéeg ci tali bi te ku wax autoroute xam ne ay xel lañ si daw te loolu dana indi ay musiba ak ay lor kon suñu amee autoroute yu mel nii nag dañu war a changer tam suñu ay comportement ak suñu façon nu ñuy dawalee suñu façon nu ñu war a nekkee ci kaw tali bi loolu dafa am solo waaye yoon bi dañ xam nañ ne Touba la fay dem rëy na lool autoroute bi lu mu bees lu mu gaaw xam naa ni fii ak at yu néew Ila Touba dina fees dell kon prévoir nañu ni ñu ko yaatalee wala mu nekk 2x2 ci kanam bu ko trafic bi laajee dinañ ko mën def 2x3 voies mooy yoon bu ne ñetti ligne di ci dem ñetti ligne di si dellu si loolu yëpp boole nañ ko ci liggéey bi Ila Touba tax na ci biir jamono ji ñu koy liggéey lu toll si 4 junni doomu aadama liggéey nañ ci programme boobule fayeeku nañu lu toll si 20 milliards ci ay salaire yoo xam ne ay PR la ñu fay doomu réew mi nekk na lu am solo ci koom-koom bi waaye jamono ji nga xam ne liggéey bi pare na du tere pour gestion bi lu toll si 4 téeméer ak juróom fukki nit daañu mën a liggéey ci autoroute bi ñii dina nekk ci péage ñii nekk ci yeneen i liggéey pour que mu mën a jëm kanam pour entretenir Ila Touba ñu ngi dënkagum liggéey bi société bi ko tabax muy CRBC donc CRBC va assurer l'entretien et l'exploitation jusqu'à nouvel ordre pour le compte de l'État du Sénégal. Donc je remercie d'abord l'entreprise CRBC, je vais y revenir en français, en rapport avec des prestataires. C'est ici le lieu de féliciter le gouvernement du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, seen gouvernement ndigal yi ma ko joxoon doxal nañ ko ci anam yi ma ko bëggee woon muy liggéey bu gaaw liggéey bu set gouvernement bi def na ko kon dana la jox félicitation gouvernement bi yëpp moo xam li jëm ci ministère yi ko
ànd seq liggéey bi ci jiitu muy ministre des infrastructures te tey Abdoulaye Daouda Diallo yor ko ànd ci ak waa AGEROUTE may gërëm di sant directeur général Ibrahima Ndiaye moom ak ay cadram ak ay personnel am gàcce ngaalaama ci ni nga xam ne noonu la ñu taxawee waaye maa ngi gërëm l'ensemble des ministres ministère des finances ministère bu yor aussi wàllu territoire yi parce que bëri woon na ay jafe-jafe waaye tous les services de l'État taxaw nañu ni mu waree pour que liggéey bi mën a antu mu nekk liggéey bu am solo bu loolu weesoo ma sant ci kàllaama nasaraan ñi nga xam ni aussi ñoo liggéey bi muy entreprise CRBC nga xam ne waroon na def ñeent fukki weer ak juróom ñu liggéey ko ci fanweeri weer ak juróom-benn. loolu yaakaar naa sëñ Bassirou waxtaanoon nañu ci muy wan la ni liggéey bi yemul ci Ila Touba waaye li ñu bëgg pour Touba mën a jouer rôle bi mu war a jouer en tant que deuxième ville économique ci réew mi moo waral ñu tabax 163 kilomètres de route mais yokk ci 18 kilomètres de piste ak surtout réseau assainissement bi ñu def pour que ndoxu taw yi di bañ a indi lor ci biir Touba mais surtout ak ndoxu biir kër yi loolu yëpp nag am nañu programme buy coûter ñeent fukki milliards ak juróom-ñett ak lu topp pour def programme yooyu waaye yokk nañu 14 kilomètres yu bees yoo xam ne tali yu bees la yooyu en plus élargissement 2 fois 3 voies wax naa ko Mbacké Touba dinañu def yoon bi contourner Touba maanaam kii jël Ila Touba war a dem Daara Linguère wala Matam dina am yoon boo xam ne bu dugg see mën na bañ a di yokk circulation biir Touba day leru Touba def contournement daal di génn dem yoonam beneen yoon aussi bi nga xam dana ko jaar wetu Mbàkke daañu ko def su ko defee Touba dana am ñaari yoon yu koy wër ndombo ci ay périphérique loolu bokk na aussi ci yéene yi ñu fas yéene mottali fii ci Touba ci loolu laa waxtaanoon ak xalif bi di sëñ Muntaxa yal na yàlla yokk taxawaayam yokk wër mu joxe ndigal aussi ak nangu ñu def boulevard de 30 mètres yéen a ko tuddee boulevard 30 ci lu toll ci 16 kilomètres waaye aussi assainissement ak ay lampes muy éclairage des voies ak réalisation aménagement paysager loolu nag buñ koy wax mooy ci tali yi ñu defar ci ay trottoir ay lampes waaye itam def ci ay garab pour que dëkk bi tam mën a am ay garab loolu mooy cadre de vie bi nga xam ne fas yéene nañ ko mottali kon mën nañu wax ni liggéey bi ñu mottali tey muy Ila Touba dafa bokk ci li sëñ Touba ci Amadou Bamba waxoon te sëñ Bassirou firi na ko lu bare ak lu yaatu loolu day wane rek ne jëfam dafa teg lépp ci jaamu suñu borom teg lépp ci liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg lépp ci li ñuy wax la mystique du travail mooy doomu aadama liggéey moo koy mën a jàllale loolu ay principe la yoo xam ne moo ŋànk mouridisme moo waral ñu jàpp it ne Ila Touba bi buñ ko liggéeyee ba pare war nañ fexe ba njëg li nekk tam lu yomb ci doomu aadama yi moo tax fexe naa ba autoroute bu njëkk bi ñu wàññi njëg yi ba nga xam ni léegi diggante aéroport Ndakaaru ba Touba foofu yëpp daanaka 3000 francs lay mën a doon diggante Ndakaaru Touba boo ci boolee même autoroute bële du passé junni ci ku yor oto bu ndaw wala oto moyen loolu nag jërëjëf
loolu la ñu sëriñ bi sant muy ñu wax principe yi nga xam ne cheikh bi moom la wax ñu teg ko ci humanisme mooy lépp lu soxal doomu aadama ñu koy solowoo ñu teg ko it ci njub ak ci liggéey ak ci ragal yàlla mu la foi en Dieu waaye fonk doomu aadama nangu it toujours sacrifice ak muñ muy patience ak tolérance loolu moo waral ñu fexe ba valeur yooyu ni ko sëriñ bi waxee ñu fexe di ko yaatal ci biir réew mi dina nekk njëriñu Sénégal dina nekk njëriñu ndaw ñi lii moo tax nag pour que autoroute bi nekk autoroute bu bees bu mucc ayib dañuy recommander usagers yi ñuy wut carte su ko defee ku ci am carte dootoo taxaw di fay ak di jël ay weccet carte boobu dañ ko bëgg a tuddee carte xéewal muy boo xam ni mooy def diggante AIBD bi Touba pour 3000 francs dana yombal liggéey bi donc ci kàddu yooyu laa bëggoon wax tey jii la ñuy ubbi Ila Touba officiellement à la circulation kon jërëjëfati Serigne Touba maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam